jaa ngeen jëf mbokk yi xaritu internet yi ñuy bàyyi xel ci Kaolack Info TV dalee nag jàmm ci ëttu xabaar yi. yooyee xibaar dañu koy door rek tiis ak nakar ba am fële ca l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh ca Tivaouane ab lakk bu metti moo am foofee ca service néonatologie ab fukk ak benn ci ay bébé daal di ca ñàkk seenu bakkan kii di njiitu réew mi di président Macky Sall ci ab message bu mu doon amal ci page Twitter am di masawu ñi nga xamante ni si mooy waajur yooyee tiis boobee dal la. ba tey ci kawteef boobile kii di Diop Sy di ndey di réew bokk moomeel foofee ca Tivaouane di xamale ni que musiba boobee la ko wund mooy filu courant yu dagg ak lakk bu gaaw loolee waaye heureusement jot nañu ca sauver ñetti bébé. kii di xalifa général Serigne Babacar Sy Mansour di xamale ni que mosoon na prévenir nguur gi ngir ñu defaraat hôpital boobee ndax askan wu Tivaouane dañuy yokku te ñi dëkk ci dëkkaat yi fii la ñuy faju see te l'hôpital bi ab bâtiment kese la du médecin bu am lijaasa du it garab lépp lu ñu am rek ay ndimbal la. ba tey ci tiis bi dal ci Sénégal kii di njiitu réew mi sax ci ay informations yu jotandi da dinay amal décrété ab lu nga xamante ni si mooy deuil national pour 3 jours loolee ni ki tey lay tàmbalee. jëwriñ bii di Cheikh Mbacké Sakho nekkoon ministre conseiller dal dina wuyu ji boromam ni ki tey ca l'hôpital principal bu Dakar moom moomee bu mu tëddee feebar léegi ëpp na at demoon na sax France daal di faju ji waaye yàlla def na li gën ca moom. Conseil national de régularisation de l'audiovisuel du Sénégal amaloon ab ndaje jàkkaarloog taskatu xabaar yi nekk fii ci Kaolack Fatick Diourbel ak fi nga xamante ne si moo di Kaffrine ngir gën leen a ñaax ngir ñu def ay couverture médiatique yu jaar yoon ci élection législative yi ñu dëgmal la. ki ka doon def di njiitalug Sénégal di Babacar Diagne kii di Alioune Badara Mengit di gouverneur Kaolack teewee woon na lu ni mel la. accident yu bari yi ci Kaolack kenn dootu ko natable ñu nemmeeku ne jiiru ko ñeenti weer yi la ñu wees lu ëpp ñaar fukki doomu aadama ak ñeent dañu nañ cee ñàkk seen bakkan kii di njiitalu ko association les cavaliers de la sécurité routière dëgër ni ci dañu war a dugal li nga xamante ni si mooy code de la route ci programme élèves primaires yi mu dellu di wax ne que dañu war a sensibiliser ñi nga xamante ni si ñoo di dawalkat yi reportage Assane Thiam. lu jege fanweer ci ay doomu aadama fii ci diwaanu Kaolack ci ñeenti weer yu ñu génn daal dinañu ñàkk seen bakkan ci tali yi loolee sax nekk lu waral kii di Cheikh Tidiane Sarr di président bu association les cavaliers de la sécurité routière ñoom ñooñee sax di xeex accident yi am ci bile tali jaarale ko ci sensibilisation daal dinañu génn naqarlu l'accident yi nga xam ni ñu ngi koy seetlu ci diwaanu Kaolack. di wax d'abord inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal képp koo xam ne bakkanam xon na ci kaw tali bi waaye ñaan yàlla également mu may wér ñi nga xam ne am nañu ay gaañu ba ñu mën a dellu seen kër constat bi nag c'est amer et c'est très regrettable. ci ndimbalu Pagotrans nekk projet d'appui à la gouvernance dans le secteur des transports def nañ fukki localité ak juróom-benn lu ñu fa yóbbu woon mooy le message c'était quoi mooy ko le code ku ne xàmmee ko te ràññee ko ñu jàpp ne jéego yooyu. naam baax na waaye doyut ñu ngi ñaan nguuru Sénégal ñu ngi ñaan bailleurs yi partenaires yi que ñu dimbali kuréel yi mel ni association yi mel nii pour que mu ñu eggal message bi partout. yow 5 morts démb barkaat démb 4 morts barkaat démb juróom-benn mort ci Kédougou en tout cas le bilan est macabre inquiétant mais également phénoménal. moom moomee sax jàpp na ni bépp effort bu état mënti def bu fekkee ñi nga xam ni ñoo sekk liggéey bi respecté wuñ lii di code de la route yi les accident day xel di am. bépp effort gu nguur gi mën a jël bépp effort gu kilifa yi mën a jël te nit ñi tënkuwuñ ci le code de la route santaane amaana ne déedéet woy di am ci kaw tali bi waaye yow client bi également am nga ak yelleef aussi mooy que bul nangu surcharge bul nangu également dugg chauffeur boo xam nga ne kii kat jàpp nga ne kii il est responsable à conduire jàpp na ñun ñëpp bu ñu tënkoon ci loolu jàpp nañu accident dana wàññeeku ba waaye li ci gën a am solo nag mooy moytu excès de vitesse nañu moytu excès de vitesse nañu moytu double troisième position waaye nañu jëfandikoo encore une fois le ceinture de sécurité. nguurub Sénégal def liggéey bu am solo ci wàllum tali bi suñu sukkandikoo ci Cheikh Tidiane Sarr waaye teewut mu dellu di am ay bëgg-bëgg jëmale ko ci gile nguur ngir mën a dakkal yile accident. te dëgg-dëgg ne nguuru Sénégal loo ko mënta reproché ay effort am na plus de 2600 kilomètres de route am na ci réew mi ay autopont yu bees ay pont yu bees kon ay effort am na li ci des nag mooy que ne li ñuy jooy muy renouvellement parc automobile mais renouvellement parc automobile su amee te nit ñi saytuwuñu li nga xam ne moom la code de la route santaane dañuy jàpp ne également na jafe-jafe waaye jot na également nguuru Sénégal aussi moom tamit taxawal une institut national pour la sécurité routière une institut national pour l'obtention de permis maanaam tabax kuréel goo xam ne képp ki am permis de conduire foofu nga jaar ñu certifié ko doog am permis de conduire jàpp nañ ay jéego yoo xam ne nguur gi aussi war na cee mën taxaw baax ba waaye tamit ni ñu wéyandi ay causeries de sensibilisation yi dem ci biir garage dem ci biir kër yi dem ci natt
yi dem ci ñetti caabi yi wax ak nit ñi parce que le code partout et pour tous moo war nekk slogan bi nga xam ne moom la ministère boo jël pour ñëpp sukkandiku ci li nga xam ne moom la code de la route sanitaire ci kaw tali bi waaye tamit daw guddi gi na nguur gi encore une fois na jël dooleem ñu fi ma fexee li nga xam ne moo daw guddi gi nañ ko xoolaat nit ñi nañu moytu dawal oto ji guddi gi jafe-jafe la également système war gaynde état bi jot na aussi mu jël ay mesures idoines pour que incha allah ñu saytuwaat xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moo nekk war gaynde parce que booy ne kat transport illégal dañ ko war a def mise en fourrière. respecter code de la route di daw nànk soo yoo gëmentoo nga tëdd nelaw ak a xool bu baax a baax surcharge yi nga xam ne ñu ngi am loolee sax de bu ñu ko respecté amaana yi lay accident dina wàññeeku bu baax a baax. état dina génne lu tolloog 70 à 75 000 tonnes ci jiw jëmale ko ña nga xamante si ñooy baykat ya loolee ka ko doon wax mooy Bougou Mala di président régional des opérateurs de Kaolack moom mu doon xamale ni que li état bi joxe ci ju xeeb nañu ko mais ñoom opérateur économique yi dinañ def le tout ba taxaw ñi nga xam ne ñoo di baykat yi ngir ñu am lu ëpp ci ay jiw ñu teewlu ko ci micro Fallou Galassi la. tey ku ne xam ne tey état mi ngi war a joxe lu toll ci 70 à 75 000 tonnes de 70 à 75 000 tonnes pour Sénégal yëpp waaw donc boo xoolee loolu te 1 hectare bu ci nekk. 1 hectare bu ci ne 150 kilos xott moo koy bay 150 kilos xott nag boo ko jëlee tey nga xool production yi am bu ñu daan dañuy am 1,6 million tonnes donc loolu daanaka mun naa na wax te rendement yi ni mu demee da nga def daanaka presque 1 tonne à l'hectare bu baaxee ba baax 1 tonne 200 des fois day dem ba production yi day wàcc ba nga xam ne si ne day dem 400 à 500 kilos à l'hectare donc loolu pour nga am rendement yooyu il faut nga génn gerte gu bëree bëri tey lu la état jox lu mu bëri da nga ci dolliwaat yow foofu laay waxee daal donc li naan xalangu dajul suuf donc de telle sorte que li ñuy dañuy joxe mais du tee béykat bi dolli man mi damay béy boo demee Gàppax j'ai fait presque 29 hectares laa fay exploité daanaka timit opérateurs yi dañuy jàppale aussi béykat yi parce que dañuy dem ba nga xam ne si ne dañ leen di lebal aussi jiw parce que buñ amul lu leen doy da nga gis nga opérateur bi lebal ko jiw am na ñuy leble à 100% am na ñuy leble maanaam prix yi nga xam ne si ne mooy prix marché bi ñu lebal nga fay 50% yi 50% yi boo demee ba sa production baax ba nga def sa production nga rendre ko en nature wala nga jaay fay loolu tamit opérateur dañ ci accompagner donc mais doyul ba léegi du tax mu doy parce que da ngay gis baykat yu bari yoo xam ne si ne toujours day am yoo xam ne si ne duñ ko mën a bay lépp parce que amuñ semence yu doy loolu tax de telle sorte que toujours baykat bi aussi day fàgguwaale boppam parce que bu demee ci production am toujours am na lu muy bàyyiwaale lu muy tegaale pour jiwu yi kon donc maanaam doy bi moom du ko def. bu ñu descendee ba tey ak président régional des opérateurs de Kaolack muy ñaax état bi ngir ñu gën a jàppale usine boobee di ICS ngir ñu mën a yokk seen production ci wàllum jur gi ak engrais El Hadji Bougou Mala la ci micro Fallou Galassi la ba tey. ICS état moo ko war a jël parce que loolu c'est une patrimoine la boo xam ne si ne souveraineté nationale la pour man waruñ ko jël di ko jox ay privé dañuy lancer un appel ni état def Sonacos noonu la war a def ICS. parce que tey mënuma comprendre ICS matière première bi nekk fi ñuy jël ay engrais di ko jaay ay 400 000 francs loo xam ne 175 000 francs la doon jar par tonne loolu man mënuma comprendre te matière première bi nekk fi kon donc li ñuy la wax nañ wax ne état na fexe nu nationaliser les ICS ay ICS Sénégal moo ko mus a yore musuñ ko jox ay privé nañ fexe ñu ko jëlee yoral ko suñ bopp parce que mooy tax production yi dem ñu am ay production record te matière première bi mi ngi fi kon tey mënuñ toog tey engrais boo jëlee engrais mboq bi rek ñu ngi koy jaayee 680 000 francs te matière bi yëpp fii lañ koy defaree parce que monde bi yokk nañ rek ñoom ñu yokk mais au moins nañ favoriser niñ def bay jaay état 280 000 mun nañ ko def delloo ko ci prix ba 180 000 yam doon jar tey rendement yi nekk au niveau national rendement yi nekk ci mbay mi moo permettrewul baykat bi di jënd ay saaku engrais 20 et quelques mille ou 30 et quelques mille que rendement yi moo demul rendement parce que rendement yi waroon na dem ay 3 tonnes à 4 tonnes à l'hectare mais rendement yi àggul foofu
kon baykat bi mënul am rendement bu faible ba noppi di jënd ay saaku engrais ay 20 et quelques mille 30 et quelques mille. bon di wax ne encore une fois ICS mi ngi dox en plein temps amul benn problème bi mu am li muy jaay moo cher te loolu état moo ko mën a jël ñu delloo ko fa mu ne woon engrais bi di delluwaat ci baykat bi à des prix yoo xam ne c'est des prix compétitifs waaw. mu ngi doon mbokk yi mu mel ni fi la ñuy jaxee daal di tàggu suñu ñaareelu xaju xibaar benn ponk lay doon muy xibaaru tàggat yaram. xibaaru tàggat yaram ki di Habib Beye di doomu Sénégal boobile di wëyandal àndam ak ki ñi nga xamante ne si ñoo di waa club boobee di Red Star. Habib Beye moomu club boobee di Red Star dañu signé woon ak moom ak contrat ci 2021 bi mu ngi door a jeex ñooñee dellu daal di koy signé laata beneen contrat ngir diirug ñaari at. mel ni mbokk yi li ma fi tàbbandi woon ci ay xibaar ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd beeg ñun di jaajëfal équipe technique beeg équipe rédactionnelle bi di leen ñaanal kenn dalu jàmm di ko sàkku ci yéen te di leen jox dig daje ba ëllëg ak jàmm.